asalaamaaleykum yéen fidèles téléspectateurs yi Xeweul TV ak internautes yi aussi dañu leen bàyyi dañu leen fàtte benn yoon di leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal ci teewlu bi nga xamante ne rek saa su nekk da ngeen koy amal suñu ay programme waaye duñu fàtte ñi nga xamante ni aussi dañuy gunge di ñu teewlu wala boog di rattraper suñu ay programme ci li nga xamante ni moom mooy plateforme digitale bi lu ci mel ni suñu page YouTube Xeweul TV l'officiel ak même suñu page Facebook ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen bëggee di leen wax ne rek bu leen di raté suñu ay programme xam ngeen ne l'innovation c'est nous su ngeen gisee plateau bi yi nga xam ne rek y a de l'innovation waaye nag matinal Xeweul ñëw ci beneen concept boo xamante ni ku nekk umpalewul ni ñoo ngi ci li nga xamante ni moom mooy weer bi ñu jagleel jigéen ñi daañu am comme thème tey li nga xamante ni moom mooy la valeur de la femme dans la société waaye nag balaa may xuus rek ci loolu dinaa présenter ñi nga xamante ni bàyyi leen ñoom ñu dugg présenter seen bopp ñu ma sekkal plateau bi mon ami mon frère Ali Diabaté Ali mi ngi cool. ñoo ngi lay ziar bu baax Marie di jaajëfal waa plateau bi ba pare di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi comme ni nga ko waxee ci net bi ak ci télé bi di leen wax rek tey la tey macha allah ci wareefu jigéen ñeeg du ñu njukkaleeg jigéen ñi ci weeru jigéen ñi. di yomb de Ali. jaajëf sama jigéen ak mbokk. ma sœur sama xarit aussi Lat Dëgër Mbaye Lat nuyu naa la. waaw ma chérie fay naa la lu bari di la wax ne nee naa leen lu bees tàkk la fii ci matinalu Xeweul TV nee naa leen ku ko tardé wala nga raté ko rek def nga lu graaw li ngi noonu macha allah. sama góor li nga def ci ordre. mais def yëfi Sénégal ak yëfi Thiès waa xam nga Thiès waa dafa mën sañse macha allah ba pare gëm boppam ba pare ñu génn fu garaaw ci Xeweul TV télé de l'innovation et de la jeunesse. macha allah ku gis plateau bi li nga xam ni waaw mi ngi noonu nuyu na turam daal. ayca mi ngi noonu sans plus tarder rek ñu jàll ci li nga xamante ni moom mooy info yi ànd ci nag ak Khalifa Ababacar Anne mu baaxee ñu li nga xam ne moo jukkee ko ci yéenekaay yi ci bésub tey. sëñ Babacar. salaamaaleykum Marie. waaleykum salaam ak Aliou mon frère. ñu ngi lay ziar bu baax ñi nga xamante ni jamono bii yéen a ngi bàyyi xel seen télévision Xeweul TV comme ni nga ko waxee rek information ko ni xam ne tey jii moom. mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba tey moom mooy continuer di lëmbee réew mi. ndax depuis bi nga xamante ni Ousmane Sonko moom ji nañ ko viol ba tey ci démarche yëpp daal. moo tax jamono bi réew mi yëngu na ndax jeunes yi itam ñu ngi wane seen bopp ci mer gi nga xamante ni mer nañ ko ngir ñu bàyyi seen leader bi nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko. dañ koy commencé ci manifestation yi nga xamante ni gis nañ ko fële ci ICAD ndax étudiants yi xam nga étudiants yi moom Ousmane Sonko foofu moom moo ko moom ndax on a remarqué aussi bis bi nga xamante ni da doon dem di wuy ji ki nga xam ni moom mooy le juge du 8e cabinet dañ ko dogaale ne ko doo aw yoon bii nii ba loolu taxoon sax ñu jàppaat ko encore ne ko dañ la arrêté ngir maanaam trouble à l'ordre public ba waral jamono bi moom Ousmane Sonko mu ngi ci gendarmerie bon démb ci université ak étudiants yi dañ ko doon jàmmaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy takku derrière waaye dañu gën a yem mooy ci mbir mi dañ cee gis ay nervi fan yëpp ñu ngi naan nervi am na wala nervi amul effectivement am na ndax gis nañ ni que ab auto sapeur-pompier moom moo wàccee ñi nga xamante ni ñoom ñooy nervi yi ànd ak takku der yi ngir jàmmaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy étudiants yi beneen mbir mooy ba tey ci wàllum mbiru Ousmane Sonko fële ca Bignona benn ndaw itam dafa ñàkk bakkanam benn ndaw bu am ñaar fukki at buy wuyu ci turu Cheikh Ibrahima Koli moom itam dañ ko dóor bal ci bopp mu mujjee ñàkk bakkanam beneen bi itam mooy beneen xale boo xamante ni mécanicien la amaana sax nee nañ bokkul woon ci les manifestations moom itam dañ ko dóor bal mu dal ko foofu nga xamante ni da doon liggéey fa la mujjee wuy ji li nga xamante ni mooy boromam Ousmane Sonko nag li gën a yéeme ci mbir yi mooy bis bi nga xamante ni dafa waroon dem wuy ji juge bi à 4h45 du matin kenn xamuloon fa la nekk ca booba jamono nag la nga xamante ni ñoom ñooy ay avocat doon maanaam dox ay jéego ci mbir mi ba finalement gisaatoon nañ ko moom Ousmane Sonko mu ngi woon ci biir bureau ki nga xamante ni moom mooy le doyen des juges beneen mbir mi itam mooy juge bi nga xamante ni ndax xam ngeen Ousmane Sonko yàgg na tudd turam muy le juge Mamadou Seck moom bi mu jëlee dossier bi nee nañ bi mu recevoir borom salon Sweet Beauté dafa jékki-jékki daal xool xam naa ne daal xelam yedd ko mu roccee ko ci ginnaawam mais l'observateur daf ñu xamaloon ni que moom juge bi li tax mu jëlee ginnaaw mooy dafa jot ay menaces
waaw dafa jot ay maanaam xam nga dossier bi itam ñii ne dossier politique la ñii itam nee nañ dossier privé la waaye moom daal jàpp nañu que daal jamono bi yoratul dossier bi ki ko yor daal mooy le juge Demba Diallo moom moo yor bi les dossier beneen bi itam gis nañ ni que fa ñuy Dakar boutique Auchan yeeg station yëpp ndaw ñi dañ ko maanaam saccagé ba gis nañu que sax ci image yi ay séeréer yoo xamante ni dañuy ñëw jël nourriture bi di ko yóbbaale loolu xam naa séeréer yi rek ñoom ñoo ko doon defaale ci biir beneen bi itam mooy suñu naataango yi nga xamante ni dañuy tas xabaar ndax yi ñëpp gis ngeen ko jamono bi journaliste yi dañoo sonn bon bala maa dem foofu damay wax nit ñi rek ñu xam ni que taskatu xabaar daal mbiram mooy joxe li xew ci dëkk bi ñun amuñu benn intention naan fii lañu far wala fële lañu far waaye journaliste dëgg daal mooy ki nga xamante ni day wax mbir yi naka la demee kon donc dañuy ñaaxaat ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk réew mi bàyyi ñu def li nga xamante ni moom mooy suñu liggéey ndax journaliste maanaam moom liggéeyam mooy wax askan wi fan la mbir yi toll ngir itam nit ñi xam ban information moom moo am ci dëkk bi waaye itam beneen bi mbir mooy fële ca RFM bu rajo mooy rajo bu Youssou Ndour foofu itam dañ ko attaqué ba maanaam gis nañ ni que am na ay oto yoo xamante ni dañ ko faa taal ci ay oto yoo xamante ni maanaam ay taskatu xabaar ñoom ñoo ko moomoon beneen bi itam mooy journal Le Soleil fi nga xamante ni foofu mooy seen makkaan foofu itam gis nañ ni que ndaw ñi daal dañ ko attaqué kon jamono bi li ñu mën a jàpp daal mooy mbiru Ousmane Sonko yëngal na ndawi Sénégal kon donc fa la ñuy jaayee maanaam bàyyi la mari bu dee am nga benn commentaire wala yaa ñoom la déggeen ak aali rek bala ñëw man de dama naan leer na nañ macha allah mais de li may wax ci askan wi rek mooy que ni ñu dal ndax li fi maam yi bàyyi woon buñ ko toppee réew mi dara du ci changé te dara du ci yàqu. c'est important la sax Marie. boo gisee sax li ñuy yàq ñu dara alal réew mi. alal réew mi la ñuy yàq nit ñoo ko moomaat. tey Auchan yooyu ngay wax mais suñuy doom suñuy yaay suñuy ñun ñoo fay liggéey. tey jii bu ñu tasee nii après ñi ko moom ñëw jëlatuñu mais dañuy nekk fii naan nguur gi fekk. c'est important aussi ñun waxuñu kenn mais nañu jéem a canaliser war suñu bopp ñu jéem a defaat éducation jéem a dal. te xamante ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xat. c'est important aussi ñu xam ne que loolu ñu yàgg yëpp ñoo koy fay. macha allah macha allah mais Ababacar yaa ngi wax léegi ci biir kii bi info yi nerf bi am nañu comprendre woon luy nerf bi. bon nerf yi mooy ñi nga xamante ni tey jii bu jamono yi amee dañ leen di fay ngir ñu dugg ci mbir mi. xeexle. waaw par exemple tey jii man ak Ali bu ñu jotee mën naa yebal ay nit pour ñu ñëw xeexle ma. waaye nerf bi du gendarme du koo xamante ni itam maanaam dafa nekk ab takk der waaye nit la koo xamante ni dañ koo fay. waaye itam ginnaaw yëpp ñeneen daal ay mbër lañ. ñu jéggal ma nag ndax mbër yi ñu jéggal ma mais noonu la ko nit ñi woowee itam ñun noonu lañ ko mën a jàllale. waaye la plupart daal nee nañ ay mbër lañ ba loolu sax moom moo koy andoon keroog Gris Bordeaux def ab sorteem ne kooku ñu koy wax du moom kon daal nañu jàpp ne que daal jamono bi nee nañ am na ñoo xamante ni ndax jamono bi lépp loo wax day leer mën nga ne Aboubacar daal moo ko jàppale kar la waaye nee nañu dañoo fay ay mbër pour ñu maanaam dugg ci bile combat kon jàpp daal maanaam jamono bi donte dañu wax naan mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr dossier privé la waaye jamono bi itam maanaam ñu bëri ñu ngi jàpp ni que la lii mbiru privé maanaam lii mbiru politique kon ma ni xanaa bu dee amoo yeneen loolu non man dafa am lu may laaj rek lu ndaw Ababacar man de man guleet man ba ma dee Ali Jabaate ba tey ma gis ay nervi di dóore est-ce que ñoom ñoo yellal dóore wala police bi moom wala gendarmerie bi et force de l'ordre ñoo yellal dóore ñoom kan moo leen jox doole dóore. bon xam nga itam dañoo nekk ci société boo xam ne c'est un peu compliqué. tey jii nguur gi moom alalam. am na ñoo xam ne tey jii ñoom lu neex le président Macky Sall ci la ñuy doxee ndax Sénégal lañu nekk. la plupart boo xoolee à travers les médias ñu bëri ñi faree ci Macky Sall sax ñoo ngi duggaat encore ci biir mbir mi ngir maanaam wane ñoom fa lañ féetee. ndax boo xoolee ñoom seen kàddu da nga naan ko ñii am na fu ñu far. kon donc lu mat a bàyyi xel la te itam ñu recadrer benn mbir Sénégal dañoo yàgg ci benn affaire. depuis Mamadou Dia ba tey. xeex politique dafay yàgg. dëgg la ndax Senghor ak Mamadou Dia gisoon nañu leen seen histoire ñoom ñaar. Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade Idriss Seck tey jii nii Macky Sall itam bi mu ñëwee woon maanaam gisoon nañu ay jafe-jafe am na ko diggante ak Karim Wade ak Khalifa Sall tey jii kii di Ousmane Sonko la. kon donc tey jii problème bi ñu war a poser mooy lan la maanaam lan moo xew exactement bu dee mbiru privé la. pourquoi ba tey jii maanaam nguur gi jëlaat ay doxalin yoo xamante ne tey jii dina tax ñu réglé ko mbir mi jeex ku ne xam fa nga féetee. bu dee itam mbiru politique la xanaa kon Macky Sall dafa bëgg am troisième mandat ndax ñun itam loolu lañ bëgg a xam. ndax tey jii mais Anne loolu ragal naa ne loolu dafa mel ne Marie kii il faut suñu journaliste bi il faut nga wax ak moom. waaw di ko jaajëfal bu baax a baax non non. troisième mandat d'accord non ndax parfois ñu itam mën nañu am suñu analyse bopp. ndax ay journaliste lañ am nañu droit maanaam xoolee benn côté ndax ñu ne ngeen bokkuñu
ñun dañuy toog di poser ay questions kon donc ñun on a le droit de poser une question. Ababacar jaajëfal la bu baax a baax loolu itam beneen débat la dinañ ci dellusiwaat gën ci xuus ay jotaay waaw di ko jaajëfal bu baax a baax moom Ababacar moo ñu doon jukki li nga xamante ni moom moo wàccee ci yéenekaay yi ci bésub tey waaye sans plus tarder Ali Diabaté dañuy jàll ci le thème du jour mu di la valeur de la femme dans la société étude et déontologie loo xamante ni moment bi mu dikkee dafa di moment bi mu war a ñëw macha allah rabbi ndax man dama naan jigéen mooy lépp macha allah kooku buñ ci xuusee rek dañuy xam ne ni ñu bëri xamuñu woon lan moo xew ci wareef ak doxalinu jigéen ndaxte bu ñu fàttalikoo dëgg jigéen ñi joxoon nañ leen cër gu mat te dama naan ba léegi jox nañ leen cër. waaw ndax valeur am dama naan jigéen mooy société. dëgg la économiquement moom ci jëm boppam bu doxee rek société bi day dox. et humainement aussi tamit. jigéen moom mooy produire. te ku baax ku ne moom la man dama naan liif yi bu baaxee moom la bu bonee moom la moo tax tey la ñu war a wax yëpp damay ragal ni du xaj ci plateau bi. waaye on va essayer rek. on va essayer l'essentiel en tout cas. parce que umpalewu leen ni tey jii. le 8 mars yemoo ko bés bi nga xam ni. wala date bi nga xamante ni. dañ ko jagleel jigéen. ñu di ko célébrer nag partout dans le monde entier. fu waay mën a nekk rek à ta manière yaa ngi koy célébrer donc c'est important ñu soulever li nga xamante ni moom mooy sujet bi valeur de la femme dans la société. macha allah nga ñëw rek ci li nga xamante ni moom la Ali yëkkati léegi par rapport ak nekkinu jigéen comportement jigéen li war a mën a tax jigéen am gëddaam li war a mën a tax jigéen am valeur am ay principe am et di ko garder di ko conserver di ko téye ba nga xamante ni doom yi muy jur ñu juraati doom ba fu ñu mënti du toll ba fu ñu mënti di nekk ils vont toujours marcher avec la tête haute. dëgg la Marie am naa mbégte ak contentement bu baax ci sa question bi ma ciy tontu. man nee naa bu ma doon tëggaat jigéen. damay jël li nga xamante ne dañu ne mooy suñu symbole. ñu ne un peuple un but une foi. man loolu bu ma doon tëggaat dama koy jagleel jigéen ñi parce que jigéen booy xool mooy yaay. mooy maam. lépp jigéen dafa nekk loo xam ne lu extraordinaire la. jigéen ñi boo yeewoo lu mu teel. jigéen ñi lay dajeel. ñu ngi ci marché yi ñu ngi ci géej gi ñu ngi fépp. jigéen nekk royukaay. jigéen balaa nga kaa xam dëgg mu nekk sax jigéen boo xamante ne dafa tollu diggante. da ngeen gis parfois jigéen bu nekk en état de grossesse mu waroon idée boppam waroon nekk ci leneen. mais kooku tey ci mi ngi xalaat sax nan lay def ba am lu muy sukkandiku pour jox ko njabootam wala dara jigéen dafa nekk loo xamee boo ciy laal rek danga ciy bëgg a xuus xol dina ci tooy dina sori ñu nekk aussi ci mois de mars comme ni ngeen ko waxee ñu sargal jigéen ñi donc dañ ciy profité sax di ci sargalaale suñu yaay yi nga xamante ne yaakaar naa ne bu ñu amee sax fu ñuy teg suñuy tànk di jéem a dem di giidéwu lépp ñoom am nañ ci part boo xamante ne moom lañ ciy def rek ma lay bàyyi waat rek léegi parce que jigéen daal nekk na loo xamee li nga ciy wax sax en tant que jigéen sax yaa ngi koy dund ci sa biir xol man nee naa fête bi ñuy sargal jigéen ñi naan tey la fête des mamans man pour man yaay chaque jour sax lañ koy sargal mooy 8 mars bi aussi man pour man ñun dañu war a sargal chaque jour macha allah léegi noonu macha allah waaw daañu ci dellu si waat ci lu am solo Ali Diabaté bu ñu seetloo fi ñu toll nii ci réew mi dafa mel ni bu xaw ma nu mu ko mën a waxee dañu commencé nasaxal dooley jigéen wala darajay jigéen wala boog jigéen ci boppam moom moo commencé suuxal wala nasaxal darajaam ci boppam man li ma ci wax mooy tout d'abord dama naan jigéen géej la te géej dafa xóot dafa yaatu la ci nekk dafa bëri man dama naan nit ñi est-ce que xam nañ lan mooy jigéen ci jëm boppam ndax yàlla mi ko sàkk def na ci moom loo xamante ni góor mënu koo xam moom ci jëm boppam sax moom xamul ki mu doon jigéen ci jëm boppam xamul ki mu doon ndax toujours des fois day def ba pare naan ay su ma defoon ni wala li ma ci fekk te moom ci jëm boppam mooy li nga xamante ni la valeur absolue de l'homme moom moo koy def ci moom moo koy defal dañ naan man dama naan toujours su ma yàlla defee ba ñett ñi daal di may sagal honoré ma ci kaw suuf man maa gën ci nit ñi man maa gën ci góor ñi muy sama ndey ji ma jur sama soxna ak sama doom bu jigéen ndax ñoom ñoo yor société bi ñu bëgg ko ñu bañ ko
ndax góor gu ci dem ba toog fa nga war a toog tey c'est grâce à l'appui de la femme. ku weddi njiitu réew mi. koo xamante ni jigéen dafa def lu bari ci ginnaawam. macha allah. di def lu baax macha allah. kon donc même bu dul moom sax am na leneen li jigéen di def ci góor. waaw man dama naan bu ñuy jàngal nañ fexe jigéen ki mu jàng ba yegg yenn doy. ndax buñ nee jigéen defaram ci biir kër lay commencer. mooy kuy éduquer loo xamante ni bu bonee rek day feeñ ci mbedd mi. bu baaxee day feeñ ci mbedd mi. ndax nit dana nekk nit koo xamante ni dañ koy roy. royuñu ko moom mais la ñu def ci moom. la ñuy roy. c'est important. te ndey ju baax nag. mooy jur doom ju baax de. te dafa am ñu fi ñëwoon démb. yor fii wéy wu rafet. ba tey jii mooy loolu fayul de. waaw. non fayul du fay mukk. déedéet. niñ koy cité rek ay exemple yoo xamante ne ñu ngi fii. soxna Diarra Bousso. mi ngi noonu man Farwaat wala. Yacine Boubou. Aline Sitoé Diatta. mais ñun suñu référence tey muy Youssou Ndour mi dem ba tijji télé ak rajo. macha allah. ndeyam ju baax ji heure bu wéyee wax ko. ñaanu waajur mu doon gàllaaj. waaw. te loolu xam nga ne loolu du wéyul na saxaan. mais booy xool nii sax booy xool. dañ lay wax ne moom fépp fu mu tëgg jee ci àdduna sax yaayam mi ci wetam. macha allah kon kooku yaayam awul rek nekkul rek sax gàllaaj ci moom am na leneen loo xamante ne. ñu ngi ko koy defal. en tant que yaay ak doom. macha allah parce que nee naa sëriñ am na mais parfois nañu jël sëriñ yi ñu def ko suñu yaay yi wala suñu papa yi. mooy gàllaaj bi dul fay parce que yaakaar naa ne. ñoom bu ñu jàkkaarloo weex ñoom rek am na benn bët bu ñuy xool rek xam nga nee nañ doom ju jigéen day jaay royukaayam. dëgg la affaire yooyu ñu ne tamit yaay soow dafa garaaw. dëgg la parce que booy nampal sa doom. nga am na bët boo xamante ne moom nga koy xool loolu mooy continuer. moo tax nga namp ngay tàkkamtiku kon mi ngi noonu. dëgg la mi ngi noonu kon yaay yi daal mi ngi noonu yaay dañ leen di sargal ak jigéen ñi. laat du ma la dog. du ma la dog xam nga dox nga ci sëriñ ma ne la sëriñ mun na laa ñaanal mu doon gàllaaj gi sax du faf jàpp. waaye ñaanub ndey. yàlla du ko na sa xar mukk day yàgg rek waaye day dal. tey jii ku ne ci kaw. bu ne lan sama yaay buy gërëm yaayam lay gërëm. nga dugg ci dara mari. nga dugg ci dara di ngay def ba génn ci. yow xamoo ko mais boo demee ba toog danga naan sama liggéeyu nday ba. léeg-léeg nga daal di gëstu nag. ndeysaan ne sama barke baay ba. wallaay kon waajur dafa fort. wallaay waajur dafa fort. waaye ba tey Ali. da nga am loo souligner. lu am importance. nga ne jigéen sax xamul ki mu doon. xamul ki mu doon. est-ce que kon. jigéen ñàkk a xam ki mu doon. réer boobu. ak ni ñu koy waxee. ni suñu weer ni sëggee. noonu la suñu xel mi sëggee. kon est-ce que góor desul ginnaaw tuuti. ci taxawu bi mu waroon a taxawu jigéen ba jigéen war a mën a xam ki mu doon moom mi ko sutum xel. xam nga foofu tubaab da cee wax mu ne. sànq laaj naa ko dinaa ko laajaat la femme compte-t-elle vraiment dans la société africaine. mu ñu ne question boobu depuis des décennies ñoo ngi koy laajte. mais est-ce que xam ngeen lenn loolu mosuñu cee tranché ba mu mën parce que coutume yee tax. oui. coutume ci réew dina tax comme suñu réew mi di Sénégal. jigéen duñ ko jox doyam ak li war ci moom. toujours dañuy bu waxee sax dañ naan ko déet waroo am kàddu waroo def lii waroo def laa. ba tax na moom toujours ci soumission lay nekk. kon boobaa ñun xamuñu lan mooy valeuru jigéen. dëgg la xamuñu ko mais ci kilifa yi bu baax maam El Hadj Malick daan na wax ni ñoo ngi nekk ci réew moo xamante ni diine du fi mës a am dëgg ndax coutume. dañuy jiital aada. mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fi mu tegoon dayoob jigéen. moom mi nga xamante ni amoon na yërmande ci jigéen ba nga xamante ne. daan na nettoyer daan na fobeere daan na def yenn dama naan fobeere sax parce que tâche bu ñëw mu dindi bu ñëwee dem jënd li ànd ak moom ca marché bi def yii def laa macha allah. amoon yërmande loolu ci jigéen. moom li ma amoon yërmande ndax ñun xam nga dañ di ay sénégalais doon ay musulmans la majeure partie mais suñu mbokk chrétiens yi sax fu ñu teg seen tànk ci jigéen. ñu bëri xamuñu ko. wallahi képp koo xamante ne. yaa ngi jox valeur jigéen. wallahi da ngay mel ne jama ci kaw suuf. non dama koy wax. kenn du la daaneel kenn amul kenn kuy nekk sa ginnaaw di yàq déedéet. ndax yàlla moo ne ku
ku darajaal jigéen ma darajaal la ku nëbb ay ñaawteefam ma nëbb say ñaawteef xam nga ni ma leen sutural la mi ngi noonu Ali Diabaté su lu ñu ne lu am solo dañ ciy xuus ci kanam léegi mais sans plus tarder dañuy dem ci li nga xam ne moom mooy suñu rubrique du jour ànd ci ak la Linguère Khadija Sall macha allah borom ma société mu wax ñu tey lan la ñu indil ci société bi ma belle Marie, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Et toi? La dégg ça va? Déjà moom macha allah. ba yéen ngeen di seen plateau bu ngi tubaabe. macha allah macha allah kontaan ci yéen. jaajëf. asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni yéen a sax di seetaan Xeweul TV la chaîne de l'innovation ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar. di leen béggee te leen di wàcce seen wàccuwaayu am solo yi yéen a ci seen rubrique ma société ngeen ci àndal seen sista Khadija. tey nag Khadija demaloon leen fa nga xamante ni mooy Escale ñu fekk fa ay jigéen yu mën góor macha allah yu nangoo liggéey fekk fa aussi suñu ay tonton ay oustaz aussi suñu ay rakk ñu daal di ñaawlu li nga xamante ni moom la jigéen di daj ci société bi comme par exemple viol bi maltraitance des femmes. wax dëgg ni si yàlla mari jigéen ñi dañuy nekk ci société bi di dund li nga xamante ni dafa metti lool. tamit jigéen ñi souligné ma keroog lu am solo dañ ni ak yelleef ba nga xamante ni moom la ñu war a am kenn joxatu leen ko benn góor joxatu leen ak yelleef ñu koy ñaawlu bu baax a baax ñu ni ba ñu waxee parité ñoom parité bokkuñu ci ndax dañu ñaar la koy takkatu ba ñaar la koy takk sa mais foofu noonu ñoom parité bi ñoom gisuñu ci seen bopp bu baax a baax kon nag Marie bu baaxee dañuy lay waaye dañu jël seeti élément bi te ñëw ok Régie bu dee mi ngi cool foofu rek ngeen kale na boobule élément di wax ni rek jigéen moom dañ leen a jagleel weer woowu rek waaye mën nañ ni daanaka bu ñu xamoon maanaam dëgg-dëgg valeur bi nga xam moom la leen suñu borom jox ba tuddee leen saar daanaka dañ naan ñoomam weer yëpp kon sol rek ndaxte ñi koy jaay si fi mu ne ñu ngay jógee ba Casamance la ñuy jëndee ndaamaraas bi dina ko indil dina ko jox nii ñuy liggéey fukki fan ak juróom loo ci jaay nga wer si borom loo ci am baax na léeg-léeg di nga ñëw jaay léeg-léeg doo ñëw doo jaay waaw. di wax ni jigéen li ko yàlla defal dafa bari jigéen mooy magasin wu sunu borom lu baaxam lépp ci ñun la koy denc kon jigéen macha allah dafa war a xam moom mooy kan am nu mu taxawee ci société bi fonk boppam macha allah. ak yelleef moom buñ ko waxee tabaarakallaahu da ngay jël gi nga xam ne comme ku nekk rek wa amatu xaqawum ku nekk rek da nga koy jox li nga xam ne moom la yeyoo góor li mu yeyoo jox ko comme li ñu wax fii léegi rek parce que boo xoolee li sama papa ji wax rek góor da ngay ñëw dépense yaa ko yeyoo kon nag dee ko joxe ndax buñ ne góor moo féete jigéen kaw parce que du caagee ni ci jaamu yàlla góor jigéen bul nangu góor raw la si jaamu yàlla bul nangu mu raw la sa jaamu yàlla mais lépp li nga xam ne nag góor bu la xasee ba takk nag li war ci yow yëpp ak boobu daf la ko war a delloo. ayca mi ngi noonu. Khadija bu mel ne nag élément bi wax na lu am solo. mu ngi noonu yaa gis femme yi taxaw. di ñaxtu waaye tamit ñu fekk fi aussi ay oustaz. ñu wax jigéen nan la war a mën a doxalee ci société bi. waaye tamit wax tamit góor lan mooy devoir am ci société bi macha allah. ñu nekk ay kaddu yi nga xamante ni dañ ko war a rafetlu lool. jigéen du jaam. jigéen boo ko yoree da nga koy sagal. da nga koy siggil da nga koy suturaal. mais góoru léegi dañuy maltraité jigéen ñi xoolal mariage forcé yi. mariage précoce yi loolu pour lan la mari loolu dañ ko fi war a jëlee ba mu set wecci jigéen du jaam jigéen nit njaay la tey daal Khadija loolu la leen loolu ci seen rubrique ma société yi. Khadija ñu lay laaj tuuti macha allah dama lay laaj ndax dafa am kenn ku ma laaj muy DJ Prince muy xale boo xam te ne ci Xeweul TV la nekk xam nga Xeweul TV jeunesse rek la àndal. macha allah mu ne est-ce que jigéen xam na vraie valeur am ci jamono jii ñu toll. ak li ñu ko sargal lépp ci kaw suuf. góor amul 8 mars amul dara de amul dara. jigéen lañ jox lépp mu ne ndax est-ce que jigéen xam na. vraie valeur am ba yow ba nga demee ci oustaz yeeg yooyu ñoom loolu la ci tojal yow. jigéen xam na vraie valeur am ndaxte xam sa vraie valeur weesuwul nga xëy li la warloo ak sa borom kër. wala li la warloo ak sa njaboot nga di ko def. xam sa valeur weesuwul nga xëy fajar teel dugg ci marché bi di daan doole rien que loo apporter njaboot gi macha allah loolu rek weesuwul ci xam sa valeur macha allah mu ni noonu.
jaajëf kontaan ci moom. mais am naa ci loo xamante ne rek moom laa ko ciy wax rek parce que Khadija li mu wax nee na bi mu demee fa la fekk ustaas yi ñëpp ñuy wax ci mbirum jigéen donc li ñu waxoon rek la ñuy wax parce que yaakaar naa dañu ne dañuy sargal jigéen te leer na ma ne bi muy dem ci suñu élément bi mu ñu wan léegi rek gis nga ñu ngi fay gis ay jaaykat ñu ngi fay gis ainsi de suite kon ça veut dire la ma waxoon rek sànq loolu mooy dellu si waat ñun foo dem fekk ñu fa dëgg la ñun nee naa la ñun booy xool ñoo tudd sax wéeru ñun ñoo mujjee génn mais dañu xew parce que foo dem fekk ñu ñuy perturber ñuy jaxase ñun ñooy defar dinañ nas dinañ nocc dinañ def lépp dagguma la sax foofu noonu bi ñu eggee fekk fa suñu benn yaay bi nga xamante ni ay naamaraas lay jaay mu ni ma soxna si depuis ce matin ba tey ñu ngi ci tali bi di daw mais gisuñu kenn instant yi amuñu dara li nga xamante ni bàyyi nañ ko sa njaboot ga mu nekk li nga xamante ni dafa métti lool ñu koy dund wax dëgg ni si yàlla kon nag jigéen ñi nañ leen di bàyyi wat xel bu baax a baax a baax te nag wax dëgg ni si yàlla chaque jour ñu leen di sargal parce que jigéen jàmbaar la jigéen ndaanaan la lépp lu baax ci société bi rek macha allah jigéen moo ko baaxal su ko neexee ni jigéen école la jigéen géej la kon sans jigéen dara du wax ci société bi macha allah ma la tey loolu laa déjà sall ma belle yow tamit ma lay sargalaale tey ci 8 mars bi di la wax ni yàññi nga ci lool macha allah sérieusement merci beaucoup Marie ma leen di jaajëfal bu baax a baax di dem ci yow ak yow mi ngi noonu ak jabaate bu mel ne Khadija tamit li ñu indiloon tey ci société def na fi lu rëy loolu dafa am rek lu mu ci wax lu am solo daf ñu fekk na fi ñu demoon seetaan nañ ko ci élément bi imam yooyu nga xamante ni def nañ ay témoignage par rapport ak dayoo bi suñu borom jox jigéen est-ce que tamit ñooñu nga xamante ni ñoo xam li suñu borom wax ci peut-être ci jigéen wala ci dayoo bi mu jox jigéen ci màggal gi mu màggal jigéen est-ce que tamit ñooñu noonu ñu ngi leen di déglu ba tey waaw mais xam nga jamono fi mu toll moo doy waar man dama nekk ci tali bi di am ay rubrique yoo xamante ni dama koy am man sama jëm bopp des fois may laaj du ma jëlee yenn paa yi ma leen di laaj ma naan leen est-ce que ñoo ngi bàyyi xel ci jamono ni mu daan tëddee est-ce que ñoo ngi bàyyi xel ci jamono ni mu daan tëddee ak nañ daan joxe njàngat mère de famille yi ak paa yi nañ daan joxe valeur jigéen ak ustaas yi nañ daan jàngalee jigéen ñi parce que man dama gis ni soo xoolee daara ji nekk Touba mi ngi jël soxna jaara yi kese macha allah soxna jaara yi xam nga loolu ñoo ngi defaraat génération boo xamante ni pour inculquer leen la valeur des femmes yiw ga ñuy àndal nañu war a nekkeek seen kër nañu war a nekkeek seeni soxna nañu war a waxee nañu war a toogee da ngay toog di wax ak ñoom sax du ñu sigg xool la ba pare ngay pare te ñoom ñan ñoo koy def ci ñoom ustaas yi koy def ci ñoom te pourtant ay góor lañ mais da ci am ñoo xamante ni dañ leen di teel a inculquer des valeurs mooy ñi leen jiitu ñu doon ay référence te jigéen dafa war di def lenn jamono ji ñu toll jigéen ñi xamuñu dégg pour ñu dégg xaalis ak téléphone kese tax ñuy dégg te loolu dafa doon lu doy waar faaw ñuy revenir en arrière te jigéen dafa war a nekk ko xamante ni ku attentionné ku am sens d'écoute la morale aussi. kon MTV tamit am na lu mu impacté. ci li nga xamante ni moom mooy la valeur de la femme. xoolal loolu. non dafa garaaw MTV mi wax nii. man dama koo ragal man. ndax est-ce que man jigéen ñi xam nañ bu baax lan mooy nouvelle technologie yi lan la ñu war a doxee ak lan la ñu war a demee ak yooyu noonu. man dama naan est-ce que. waaw est-ce que yarin wi tey. mi nga xam ne daa ànd ak nouvelle technologie bi. yarin ba nga xamante ni téléphone ak yooyu amul woon xewul woon bee gënu koo. ba mooy xool dañu nekk ci société boo xamante ne dañuy roy li ngay gisee am na ci jigéen yoo xamante ne ñoom pour ñoom. yow li ngay wax nii. li ñuy jiima roy. ñoom loolu teguñu fa seen bët. parce que am na ñoo xamante ni fëkk yóbbuwu leen. dañu suux démb tey soog a ñëw. dëgg la am na parce que il fallait que tamit ñuy séparer. gis nga ñiy baax. fi ñu tegoon seen tànk bu sew bi. tuuti bi baaraamu sant lañ ba ña nga fa toog ba tey. di gën a appuyer. di dolli njaboot ji war a yës ci ñoom. ñi nga xamante ne tamit ñu ngi ci fànn boobu tamit ñooñu ñu ngi ci loolu parce que loolu foofu nga bëgg a dugg ci jigéen ñi damay bañ. parce que am na
aussi ci yéen góor ñi. waaw li Ali ñëw nga wax nga rejoindre ko laa bëgg ñu yaatal ci tuuti. waaw ndax jigéen ci éducation de base lay wax bu njëkkoon. ni yaay daan amee temps. ni doomam bu jigéen. xooleel nii. waxeel nii. doxeel nii. solol nii. est-ce que jigéen mi ngi am temps boobu ba léegi nii ci doomam bu jigéen. si Marie. booy xool am na ko. parce que tey am na ñoo xamante ne dañuy jug pour dem wuti. xëy na jamono tëddee woon bu njëkk ba ak léegi. dafa wutee. mais dañ ci gis ñoo xamante ne bu ñu génnee dem. comme li nga wax rek ci wàllu téléphone foofu laay revenir. ñooñu yor nañ téléphone. mais taluñu sax ne ñoom ña ngay xool que ñuy dénk njaboot ja ca kër ga. xoolal ma lii xoolal ma la fi ne ci 8 mars bi ñu nekk fii. ku ne xam na ne dëkk bi dafa tàng ndax yi am fii. mais sànq rek maa ngi ciy gis benn exemple bi ñu toogee wax ak yi plateau. gis naa ci kenn ku jigéen koo xamante ne mais talul lenn mi ngi jàpp di woote këram di woote famille xoolal ma kon jigéen ñi ñu ngi ci loolu ba tey gaa nag fi ne pour canaliser xaw na jafe. mais comme loolu mooy suñu rôle nañ ci dem rek ba jeex luñ ci am rek jël. Ali Diabaté man je suis un peu contre Lac de Guiers ci li muy wax noonu. xam nga lu tax dafa indi comparaison bu njëkk ak léegi. ci peut-être position de la femme dans le foyer. parce que bu njëkkoon peut-être jigéen elle était juste peut-être dafa nekkoon koo xamante ni par exemple buñ la jëlee takk la indi la ci kër. kon yow sa rôle dafa nekkoon waaw sa rôle dafa nekkoon dañ doon wax ni jigéen dafay ci kër gi noonu la jigéen doon dëgg la borom këram ay xëy dem wuti lu mu indi njaboot gi temps boobu jigéen daf koy consacré doomam bu amee doomam bu jigéen muy xool nu mu soloo nu mu doxee nu mu waxee nu mu toogee tey ñu ni indi li nga xamante ni moom mooy émancipation de la femme. léegi jigéen danaan xëyatuma di toogal kenn ci kër gi. dëgg la boo xëyee dem. ma ne dinaa xëy jaar ne. dëgg la. donte dans le sens positif la mais xëy na loolu aussi. impact la. dëgg la ci éducation xale yi. tey bu jigéen manqué une certaine éducation rek. par rapport à ses attitudes. par rapport à son comportement loolu am na lu ci def. léegi xam nga yow. da nga posé question xaw ci laalaale tuuti réponse jigéen dama naan bu ma dee jàngale waat damay jàngale comme ni mu dikkee ne comparaison ci bu njëkk ba xam nga bu njëkk ba téléphone amul télé amul lan moo amoon góor ñi xëy ànd ak kilifa ji dem ca tool ya jigéen ñi toog ci seen peggu ndey dañ koy wax ci kàllaama Kocc Barma ñoom bu ñu toogee lépp danañ leen ko jàngal ci kër gi suñ leen ko jàngalee gis nga kooku ñuy jàngal surtout taaw mi moom mooy yoraat la relève la ko yaayam daan digal bàjjan yeeg maam yeeg yépp moom du ci bàyyi dara mais léegi jamono jii da ngay gis nit koo xamante ni day sëy kee amoon na juróomi doom daanaka ñetti jigéen wala juróomi góor ñaari jigéen mais kii da ngay gis mu am benn doom kese mu ne daal man dama sonn comme damay liggéey dama émerger damay dem liggéey mais yow boo demee liggéey kan moo lay toppatool sa doom. télé bi moo koy toppatoo. li mu gis doom ji li mu gis ci télé bi rek moom lay wane ci biti moom lay roy mook téléphone yi. te naa leen wax leen téléphone yii du ma ne à 100% la ñuy defar moo ëpp de. man dama koy wax de ndax jamono jii ñu nekk ni yëpp musiba yëpp ci ñi mu dal ñëpp. téléphone la de. buñ ko déggul it ci téléphone bi gis nañ ko ci téléphone bi moo tax dama naan nit ñi est-ce que xam nañ nit ñi utiliser téléphone yi est-ce que xam nañ ko exactement est-ce que xam nañ bu baax lan mooy valeuru téléphone ak rôlu téléphone ak li tax ñu créé ko ñun dañoo bëgg a roy tubaab gi ba faf tubaab gi sax moom léegi moom daf ñuy roy ñun ndax ñun dañoo dem ba réer xam nga tubaab dama naan moog jinnee yam xam nga benn kilifa moom daan na ma ko wax mu ne ma tubaab moog jinnee yam du la won lépp. c'est vrai. yëf yi bu ñuulee du la won lépp da lay won li xaw a ñuul kese bàyyi la yow ngay nuancé. non dañ def nànk. te ñuy jël valeur yi ñu amoon jëlaat ko di ko roy man loolu laa wax. te ñuy déggal suñuy wayjur. man dama naan aussi wayjur yi donte da ngaa émerger. bu la yàlla mayee ñaari bant ba ñett taaw bu jigéen bi wala taaw bu góor bi defal ci moom loo xamante ne
moom bu dee éduqué waat sax donte gisu la ñii ñëw macha allah du ñu réer waaw loolu de laa ci am ci lu ma ci wax te ñu ci bàyyi xel bu baax. c'est important am na solo waaye Lac de Guiers doom bu jigéen ak yaayam ndax complicité bi ñu war a am. jàpp nga ni ba léegi doom bu jigéen ñu ngi koy am ak yaayam ndax bëri na kat ngay gis jigéen. di nekk di def yenn yi. wala ñu dégg la ci yenn yi. nga dégg nit ñi ay kii de diw mii de ndeyam melul nii. diw mii de lii xanaa da koo sàcc. wala da koo for feneen. ndax kenn yarewu ko lii. lan mooy waral loolu. waa xëy na comme rek ni ngeen ko waxee sànq. parfois ci soriantoo yi la. wala ci rusel yi. mais am na ci yaay yoo xamante ne ñoo seeni doom. mënoo leen sax comparer. mënoo xam ne kii mooy yaay ji wala kii mooy doom ji. parce que tellement que dañuy. sont complices très bien. parce que doom bu jigéen. moo yaayam dañu jigéeyantu de trop. parce que li ñu mën a wax. ndax nee na boo nekkee nii sax yow sa njaboot. tey doom bu sa taw bu jigéen kooku moo représenté foofu yow. kon nga xamee yaay ak doom nekk na loo xamante ne lu jigéeyantoo la. li ci des nag mooy que dañuy ñaax rek parce que génération bu mujj bi dañu magul seen doom yi. donc parfois ruseel daf ciy am mais rek du tee yenn saa yi nga teg sa doom. ni ko man de sama yaay nii la daan doxalee man ak man sa maam nii la daan doxalee man leneen ak leneen parce que il fallait que ñu leen di ñaax. ndax tubaab bi xaw nañu yàq. mais nag am na benn laps de temps boo xamee nañ koy jël ñu toog ko ak suñuy njaboot. ñu waxtaan ak ñoom nga xamee fi ne njabootu kanaara la ñu yor ñin maguñu suñu doom yi ñu ne suñu doom yi ñoo maase. donc nañu gën a rek dolli te xamee rek Sénégal jëm kanam. waaye Ali est-ce que war na am tawu yaay ak doom. je ne pense pas. non non ci li ma ci mën a wax mooy yaay ak doom donte bu jigéen beeg bu góor bi la warul wasamam tabu ndaxte doom li mu bëgg a xam nga def un jour maa ngi déglu Amadou Hampâté Bâ mu ne xale ba keroog muy am 60 ans day jàng xale la mais dafa ci am ay 3 étapes de 0 à 7 ans ci wetu yaayam rek lay nekk donc keneen ku wax sax du la dégg bu demee ci mbedd mi bu ñu ko waxee sax bu dikkee danaa ni yaay kii ndax li mu wax dëgg la am déet même ba bu may 7 ans à 14 ans noonu lay mel du déglu keneen ku dul yaayam léegi nag bu commencé 7 ans à 28 ans lu yaay ji wax ma naan ko yaay juum nga yow sa génération suñu génération bokkul naan ko déet yaay yow da ngaa réer rek da ngaa def lii ak yooyu mais ba tey bu ko bàyyi noonu dee ko xelal di ko yaatal xam nga société bi mun na yàq xale bi mais bu amee base bu dëgër kenn mënu ko jaaxal kenn am na ci xale yoo xam te ne ba tey jii du ñu def dara luy réer seeni waajur nee nañ nag ku amul kilifa dina doon sa kilifa te boo xoolee nii mu demee tey jii 80% yëpp ñaawlu ma nag yu ci bëri nag dina daa doon seeni kilifa dama koy wax nag faa ñu wax ko góom boo ko bëggee faj waaw góom boo ko bëggee faj faa nga laal ci alcool ak bagage yooyu ndax mu teel a wër ndax réew mi tamit ñoo ko moom de nu mu munti mel it ñoo ko moom wallahi ñoo ko moom te man dama naan di wax souvent l'enfant est le reflet de ses parents des fois nga tiim nit yàq deram wala wax ñaawteef damay bañ wax saaga woo ko ay way juram nga saaga way jur yi tamit kuñ ci wax lu ñaaw bul bañ ko ka wax xoolaatal sa bopp taxawal nga ne man kat maa juum maa réer ndax sama doom jàngaluma ko woon lii ak lu mu ci munti mel jàngaluma ko woon lii te aussi tamit mag ña dañ daan def xale yi ci kër ga dañuy yar waaye ñi ne ci mbedd mi dañuy yar bu ñëwee boo deful lu dul noonu dañ lay jàpp teg la ci yoon boo ñëwee indi la sa kër ga say wayjur ne la dollil mais jamono ji da nga jël xare bu ko teg ci yar wayjur yi dikk porter la plainte kon ay tubaab la ñu léegi ñun génn nañ ci suñu xeet ga ñu ne woon. modernisation bi. moo ñu yàq di. mais la dégg mu ñëw fenn rek ci yaay ak doomu bu jigéen ba tey ndaxte dafa am ku ma mës a wax ni moom léegi ci àddunaam. bon sóoraaleetul yaayam
ndeysaan wax ma lu garaaw affaire bi nag garaaw ci man ma ne ko li nga wax dafa rëy lu tax nga wax loolu mu ne moom à chaque fois dafay génn peut-être dem seeti ay copinam du def dara lu ñaaw ci biti xelam sax du nekk ci lu ñaaw mais à chaque fois bu dugg si biir kër gi rek yaayam daf koy xool bët bu ñaaw daf naan ko taxawaaloo tijji nga ba ñëw dafa tijji nga nangam ba ñëw nee na ay wax yu ñaaw yoo xam ne dafa dem ba booy noppam léegi moom daf ni moom amatul pour jéem a xool lu baax sax mu di ci nekk ndax vu que même xelam lu ñaaw sax wala dox naka su dul noonu nekku ci te yaay mi ngi gis loolu ci moom kon moom amalatu ko njëriñ muy dem di nekk ci lu baax loolu aussi waaw Marie laaj nga lu xóot lu rëy loo xamante ne kooku doj la waxal mooy ki ñu ne nen la boo ko bu dalee sa kaw nga toj boo dalee ci kawam aussi nga toj xam nga yaay sàmb la rek ñun doom bi ñooy jur bi dëgg la yaayam moom xel boobu la ko yàlla jox ci doomam tey am na yaay yoo xamante ne dañuy gis loolu ci seeni doom mais duñ ko mus a xool duñ ko mus a wax duñ ko mus a doxalin ak seen doom kooku ma koy conseiller rek kënee que moom na delluwaat rek boppam di ñaan yàlla nag bu fekkee ne yàlla may na ko borom kër mu daal di jàpp toog bu toogee tuuti ba yàlla may ko si njaboot dina xam bët ba ko yaayam doon xoolee dina xam ne lii wa taxoon yaayam di ko def lii bu fekkee tamit amagul borom kër mu ñaan yàlla may ko borom kër parce que gis nga yaay bu juree doom laytaay bay génn lay njëkk a génn rek di dal ci kaw yow bébé boobu parce que damay jéem a rafetal rek wax bi kooku mënul bañ parfois nag nit dafay ñëw expliquer la loo xamante ne tey xëy na boo demoon ca yaay ja dina la wax tamit leneen loo xamante ne doo xam fan ngay àttee moo tax comme kooku dafa la ñëw rek wax yow tamit nga posé ma ko question ni ci biir plateau nee naa la xewal matinal fii la lépp donc man damay defar rek wax bi en tant que jigéen di wax ne man de wax dëgg yàlla sama yaay jaata jaay jooju kooku bu may xool ca kaw la may xoolee kooku lu ma neex ak lu ma metti moom bu ma xoolee sa xam ko loolu wax jaaxal la dangay dégg ñu ni doom daa xool ci xolu ndeyam ba koy naan waaye jalaate dama bëggoon a xam rek ci lu gàtt rek lan mooy def loolu ci jigéen parce que am na dañuy wax loo xamante ni c'est des réalités sénégalaises quand même pas sénégalaises mais c'est des réalités humaines tey yow da ngay jur sa doom mais je ne sais pas dafay am benn amour boo xam ne parce que am na jigéen ñoo xam ne tey jii nii soo leen xoolee ci seen doxalin ci seen nekkin ba tey dañu frustré elles se sentent rejetées dafa am benn frustration boo xamante ni dès bas âge daf leen topp ba léegi dëgg la lan mooy def loolu ci jigéen nga mën a jur sa doom ngay jigéen muy jigéen complicité boobu di ñàkk seen diggante xam nga dama naan jigéen damay naan loolu est-ce que du jalousie dama naan jigéen dafa jaloux sax ci ombre am ci takkandeeram des fois mu xool boppam sax ne kii est-ce que man la kon donc jigéen ji am na fu muy toll mu jur doom bu jigéen xam nga jigéen bu xasee ba bëgg kilifaam ki ko jël ba mu nekk ak moom ba dem yenn instant yi góor dafa am nu mu mel ci jigéen bu xasee ba am amour ci yow bu amaatee doom bu jigéen day jël presque 80% yëpp def ko ci doom bu jigéen bi te jalousie day ñëw yaay ji day ñëw ndaxte lam daan am ci ku jëkkër ji yëpp presque daane ko day wàññeeku yàlla bu mu doon doom joo xamante ni dafa màgg nag daal di attaché wu ci papaam ba yenn yi nga xamante ni ku jigéen ki day mel ne lu réer non dafay réer ndax am na jigéen ñu bari ñoo xamante ni mun ñoo contrôler jalousie de mun ñoo contrôler jalousie parce que non day am déggu ma ne jigéen day jaloux ci ombre am takkandeeram kon kooku mënu ci dara te aussi am na doom yu fiir am na doom yoo xam te ne fiir nañ dooj nañ xam nga dañ naan doom joo gis jamono ñu mu tollal lay dikkee te surtout doom yi xale yi nga xam te ne dañoo doon ay nouvelle technologie ñoom nouvelle technologie ñoo ko smartphone yee am man dama naan wax c'est smart baby da ngay toog ñuy wax kàllaama yoo xamante ne da nga naan kii est-ce que moom la waaw te loolu day joué ci yaay ji des fois doom wax papa ji ne ko cim sama doom ji de la mu xam sax yow xamoo ko xam nga loolu day dindi ay point mais yow it doom na nga fexe ba boo demee ba xàmmee ràññee
na nga xam ne ni li la jur du lu ndaw ak nu mu mënti mel bul xeeb sa yaay moo tax man Dof Ndeye daf ma neex wéykat boobu non daf ma neex parce que sagal na yaay ji fu mu toll. da koy longu sax. non mais lan dëgg dafa am loo xam ne sànq Khadija Sall jaar na fi. xaw ko felosuwaale ci maanaam mariage forcé. grossesse précoce yi gis loolu dama am loo xam ne dama leen ci doon xaar mais gis naa ne da ngeen di cof man li ma bëgg kii waaw te dama bëgg nag ngeen tibb ci digg bi ndax dafay am. des fois dañu naan jigéen. ni bët bi muy xoolee doomam sax. dafay dépendre. ci digganteem ak papay doomam. ndax am na ñoo xamante ni dañuy rejeter seen doom di nga dégg jigéen naan sax boo ni ma bañee sa baay noonu laa la bañee loolu am na. waa si Marie. mais xale bi ndax war na nekk victime ci loolu. mais xale bi yoonu nekk ci xanaa loolu mooy ñu rey ko. xanaa loolu mooy ñu rey ko bëgg a dugal ci noppam. loo xamee moo ko mag. mais yéen ñaax ñooñu la ngeen sëkk ba ku nekk tollu sa morom foofu. mais lijjanti leen ko. loin de l'enfant. parce que yéen ñaar yéen a ko diyoo woon. man loolu bis bu ma gisee ku ma dal man dama lay ñaan sa doom wut sax fu ma la ko yóbbul xale bi boobu esprit bu ñaaw sax bu mu ko màggaale. dëgg la. parce que xale rek la. xamul xale rek la. waaw parents yi aussi kuy maye sa doom. jéem a la xool ki mu bëgganteel. nga may ko. te loolu booy xool sax yaakaar naa ni nga jóge fii. loolu beneen thème la sax. waaw dañu doon kii noonu rek. waaw parce que ba tey ci li ma bëgg a des. dëgg la mooy ci thème bi. la valeur de la femme dans la société. parce que loolu yëpp dafay ñëwaat ci nekkinu jigéen. jigéen dafa am leen taxawaay am comportement soo gisee mu souligner loolu. maanaam dafa am jigéen ñoo xamante ni dañu ne. ni ñuy sëyee. tey moo lor seen njaboot gi. surtout seen doom yu jigéen yi. tey da nga yor sa doom bu jigéen am na nooy def bàyyam di ko def. di ko gis day dem sëyi di ko def jëkkëram. te répercuté wu. mi ngi noonu. ndeysaan. nga am nooy def sa borom kër. ndeysaan. nga am sa doom bu jigéen muy am borom këram di ko def. ba tey ñu des ci loolu nekkinu jigéen taxawaayu jigéen ba ci sa biir sëy sax. waaw mooy wax ni jigéen ñi war nañ bàyyi xel bu baax. ci li ma leen wax noonu ndaxte ñaanu jëkkër day refléter te day dal ndax déggoo ñu naan àjjanay jigéen moom ci tànku borom këram te moom bu la soxlaa tey jii sa wayjur soxla la tànk moom bawu la donte sa wayjur moo ngi ci hôpital ba amoo droit dem dañuy wax sax ñu ne ci valeur yi mu am yi muy jëlee ci jëkkëram moom bu jëkkëram ñaanee suñu borom dañ koy wuy ji par force ndax jigéen gu ci muus war naa xam leen na ginnaaw ndey ak baay buñ la mayee ba pare def ci yow ay valeur yu doy waar macha allah valeur yu rafet yu positif war ngaa xam ne ni ñoom dañ fiy jóge xam naa jëkkër mooy ndey mooy baay li ma naan wax sama rakk ji rek na nga fexe ba buñ la mayee ba nga dem na nga xam ne ni benn sang nga am danaa ñaan waajur yi tamit ñu bañ cee dugg lu bari te di doon ay arbitre kese ndax xolu ndey ak xolu baay dañoo jege ci seen doom surtout doom bu jigéen dañuy sot xew-xew bu amee wala lëj-lëj bu amee dañuy ñëw far te ku far pënd ba day cëb rek waaye moom coola day bëri it dégg ngeen kon donc ñun li ma leen di ñaan yéen jigéen ñi surtout jamono jii ñu toll xoolaat leen seen wéy xoolaat leen seen ëllëg ndax diw moo jur diw mu màgg doon kilifa ba nit ñi di ko roy dafa reex te dafa rafet macha allah loolu rek laa ci am. c'est important Ali waaye nag mu mel ni ba tey. jigéen. li tax ñu di ko jox gëddaam. ci moom la. waaye itam jigéen. li tax ñu di ko privé gëddaam. ba tey ci moom la. waaw xam nga nee nañ uude nu mu la gis rek. nit ki dafa am loo xam ne boo ko incarné ci sa bopp. ne man jigéen la wala góor laa wala xale laa wala mag laa wala ndaw laa. mais comme ci jigéen la ñu nekk rek ci jigéen la ñuy wax. ne jigéen laa
naa gëm sama bopp mais loolu yow yaa koy incarner sa bopp ñotti ko sa bopp tey jii di nga gis jigéen boo xamee dafay toog ci mbooloo sax nit bëgg a wax ak moom mais caractère ga mu yor a tax nit ko du wax ak moom or que ne parfois mi ngi sol lu daalam sax di ree copine ba mu àndal wala dara naan ko kii rek laay xool mais mi ngi incarné benn dignité boo xamante ne kooku du ñimee sax yegg ca moom dignité kenn du ko wutal kenn nee naa la ndayax bàyyi lu ñu mën rek jur la tette la gunge la nga màgg mais leneen li ci des yow yaa koy defal ci sa bopp. macha allah valeur yow yaa koy incarné. macha allah waaw non man kay moom wax na lépp daanaka valeur yaa koy incarné ñaan la qualité se vend elle-même. te man dama naan jigéen bu valoriser boppam rek. ñu valoriser ko. te gis nga dañuy wax leen dëkk taaram dëgg jigéen a ko yor. culturellement ak. par coutumance aussi tamit te mun ñu ko fee dindi coutume mun ñu ko fee dindi suñu aada gi ñuy nekk bi ñu yor te war koo nekkal war nañ ko sàmm bu baax. C'est très important. parce que gis naa ci NTIC yi ñi gën a jaay culture réew jigéen la de par leurs habillements de par leur comportement de par leur attitude de par leur valeur et morale. damay ñëwaat kon day dellu si waat te éthique beeg déontologie bi macha allah kon man dama naan man war nañoo toogaat xoolaat suñu bopp. defaraat toogaay waaw defaraat toogaay ci biir kër yi entre jëkkër yeeg jabar yi entre yaay yeeg doom yi entre baay yeeg doom yi jigéen yi. wallaay jar na ko. xam ngeen ni ma leen di wax. ndax Sénégal a ngi bëgg a soppi kanam ndax jigéen. dëgg la man daal fa laa yem. ba ci kanam tuuti. Jabaate dégg nañ la bu baax a baax duñu xuus sax parce que nag fi réew mi toll rek ñun on préfère garder une certaine neutralité waaye du tere ba tey ñu desandi ci li nga xamante ni moom mooy la valeur de la femme dans la société. Plateau bi nag am koo xamante ni daf ci am wàllu bu rëy. ndax daf ci am ponk bu am solo boo xamante ni moom moo ko war a waxtaanee war ko baaxee mbokk téléspectateur waaye war ko dégtal ñi nga xamante ni ñoom ñooy wuyoo ci turu jigéen. ñoom ñoo ni ko Jabaate waxee léegi rek jigéen société la. jigéen mooy defar jigéen bu baaxee sama sister Lat wax na ko. moom la su safaanoo moom la. kooku nag mooy Pambay damay bàyyi rek mu dugg moom mi nga xam ne moom moo géré li nga xam ne mooy sensibilisation mu wax ñu rek ana lan la ñuy baaxee tey ci sensibilisation par rapport au thème. moom it muy ndaw ju am xam-xam macha allah nekk ci Xeweul TV. buy wax doo bëgg mu noppi. non kooku beneen affaire la non beneen affaire la. dégg nga lii waaw moom tamit mu gunge ñu ci journée de la femme bi def ci lu yaañ moom daa bëgg jigéen ñi nag. waaw parce que maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp sama confrère Ali. ndeysaan maa ngi lay ziar. waaw ngeen jongo may jigéen aussi maa ngi leen di gis la Fatou Marie. ñu ngi leen di bëggee lu bëree bëri. waaw suivre nañ leen franchement. depuis le début. mais li ngeen fi wax lépp am solo. macha allah ndax jigéen moom suñu nee la valeur de la femme dans la société. loolu boo xoolee sax loolu kenn mënu koo jeexal. wallaahi wallaahi jigéen dafa yàgg. jigéen dafa dee ci l'islam. jigéen dafa teral l'islam. wax na ko léegi jigéen géej la. ndax boo xoolee ci religion rek. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jigéen moo ko fekk ci ay situation teral ko. ba tey mu nekk ku ñëpp topp. ndax ba mu nekkee ci ay situation amul benn moyen soxna Xadijatu moo volontaire ay moyen lépp kon jigéen ay valeur am kenn mënu koo wax. wallaay wax liñ ci mën a wax rek. waaw pour revenir ci côté sensibilisation. parce que ñun ñi ñëpp ay responsable la. dëgg la profité tamit di profité di gërëm waa Xeweul TV. ndax franchement opportunité bi ñoom ñoo ñu ko may. waaw en tant que jeune ñu def Xeweul matinal. profité wax. lépp loo xam ne dina jariñ. la société sénégalaise africaine. en particulier la société thiessoise. waaw comme fii Thiès lañ nekk fi lañ féete. macha allah waaw jigéen nag li ñuy ñaan suñu borom mooy jigéen ñëpp bàyyi seen bopp xel. ndax jigéen. lépp lu muy def rek war na cee bàyyi boppam xel. ndax jigéen li nekk ci ginnaawam dafa bari. moom mbëru làmb rek. du moom kese. tey benn jigéen bu yàqu rek société la yàqu. toute une société c'est toute une société. kon ci côté sensibilisation ba tey. jigéen war na fexe ba moroom jigéenam
mu soutenir ko. ndeysaan mooy sensibilisation. ndeysaan. ndax bu ñu nekkee ci mois de mars. mu nekk weeru jigéen ñi. jigéen ñi war a fonkante bëggante. ndeysaan. ndax man mënumaa comprendre nga nekk jigéen ba pare te respecté wu sa moromu jigéen. joxoo ko cër. te yéen ngeen war a booloo ànd. nekk benn jàppalante seen biir. ndeysaan. kon lépp loo xam ne da leen di retardé wala mu leen di delloo ginnaaw waroo leen cee nekk. ndeysaan wallaahi wallaahi kenn mënu koo jeexal. wallaahi. mais en tout cas yéen presque ñun dañuy sensibiliser rek. yéen da ngeen a baax rek bëgg ñëw def ay sensibilisateur. macha allah mais li ngeen wax kenn mënu koo dindi. macha allah franchement. macha allah. looy laaj Mbaye. non moom ci sensibilisation rek. moom li moom fa muy ñëwee dafa di loo xamante ne. buñ nee jigéen géej la. moom ci biir géej gi daf cee doon coof. moom mii daf cee doon coof. mu nekk ci télé boo xamante ni jamono ji mooy jant télé yi. jant bi. dafa leer naññi. macha allah. nekk ci réew moo xam te muy Thiès ñi nga xamante ni dañuy doxee civisme jamono ji. ñu def lu rafet. surtout ci weer mii ñu nekk nii. dëkk bi commencé am beneen melo ñu koy yégee fu ne lu ne information yi Thiès waaye dikk ak grandeur. moom mu dëkk ci Thiès xam valeuru jigéen. sànq toog nañ di waxtaan muy wax lu rafet ci jigéen surtout soxnaam. mu koy sargal xam nga man dama yor ñetti ndey ki ma jur ki ma yar ak keneen ki ma yar. moo tax man dama leen a bëgg te moom liñ ci sensibiliser dama ko gis ci ñoom. la valeur éthique yu mu ci wax. la valeur inestimable. dafa doon lu doy waar ci moom xam nga boo nit boo jël repère da ngay jël ci kuy dund ci loolu moom day dund loolu. man dama naan fii ba weeru mars di jeex waruñoo def lenn lu dul di njukkal jigéen ñi donte am na ci jigéen ñoo xamante ni des fois ñu jàdd wala ñu wàcc raay bi mais nit la. mais léeg-léeg sax nga dégg góor dafa bëgg jigéen waaw góor bu bëggul jigéen nu mu war a def. jigéen a la jur. jigéen ay sa yaay. jigéen boo ko bëggul noo war a def. waaw mais fa ñuy yóbbu sens bi la. mais nga continuer rek. waaw ci li nga xamante ni. waaw ci sensibilisation. moom du lii rek lay sensibiliser. déedéet moom da xoolal ci façon mbir mu ne. moom dafay faral di def loolu di dem. ci couple yi. di leen gëstu seen nekkin. di defar di jubbanti. est-ce que amoo question boo xamante ni yow mën nga ko baaxee. moom it mu baaxee ñu réponse am rek par rapport ak loolu. dëgg la Marie am na lu ma ko ciy laaj. donc booy xool léegi. say tas yi dafa bëri Pape takk naa la tey tas naa suba. doy na waar trop détail ci biir sëy bi yi ci biir sëy yi gaa am na ñoo xamee ñoom ñu ngi téye fi ñu téye woon mais am na ci ñoo xamee yow fi nga yëgee seen mariage ak fi ñu lay annoncé ni la tas nañ. loolu Pape loo ma ci indi. waaw lan dëgg li nga wax nii. pour revenir ci du metti ndax dañ ne lu dëgg tàmbali rek. mën naa yàgg. lépp dëgg rek mooy njëkk mooy mujj. dëgg la am na ci yoo xam ni dama koy indexé suñu mbokku góor ñi. yoo xam dañ koy indexé suñu mbokku jigéen parce que vice versa. parce que boo ñëwee ci nit di ko bëgg aussi programme ci moom sëy wax ko dëgg. dëgg la tamit am naa kër bu rafet maa ngi oto ab sëy yëf ñëw. daal di wane lépp ne lii laa am. ba nit ki gëm loolu. fekk loolu tamit amul. ëllëg loolu mën naa tase. jigéen ñi aussi tamit dañoo gëm seen bopp bëgguñu ko leen di nax. dëgg la looy wax day nekk dëgg. dëgg la parce que ki nga xam ne dafa nekk sa responsable. war a am ak yow njaboot war laa yor durant toute ta vie. kooku bu la fenee ci na ma yàlla baal ci digg bi. ci commencement bi. kooku mën na indi divorce. loolu premièrement la. deuxièmement nit li nga am muy say moyen da nga koy publier ne ko lii kat nga def sa déclaration de patrimoine ne ko man kat lii laa man bu fekkee maçon nga ne ko maçon bu dee ingénieur nga ne ingénieur nga mais lépp na nekk dëgg. lu dëgg la laaj ko sax dafay laaj loolu jigéen ñi nag li ma leen di wax ñoom seen cas moom moo gën a yéeme parce que dañ leen a muñ loo divorcé ci sa coobare bopp. parce que muñoo xaaroo fa dara loo fa xaaroo du la fa fekk. waaw ku yàgg ci teel Ali foofu tamit mu mel ni y'a problème encore. ci ba tey gëdd ak dayoo jigéen ci société bi ndaxte léegi dañu gis ni jigéen. da ngay nekk victime ci sëy. da ngay dund lu metti ci sëy. waaye dafa am loo xam ne dafay jiitu ci ba ngay dugg ci sa néegu sëy. mooy da nga fay dee jënd fa bàmmeel yooyu noonu.
yooyu noonu à la fin jigéen di dund ay naqar ci biir sëyam waaye bu demee ba bëgg a dellu seen kër wala dem ba bëgg a ne yaay sama jëkkër kan nangam mu ngi commencé génne ay tànk bu sax yooyu dafay ñëwaat ci sa bopp à la fin loolu de traumatiser jigéen. non avant damay ñëw ci Pape. est-ce que du fekkee da ngay delluwaat ci société bi. du ñu ñaan nit ñi bu ñuy dem di yab waa ji buy takk soxna ci jumaa ji. jigéen ji ànd ak moom comme nu muy def ci mairie bi. ndaxte ku góor ki dinañ ko yab loo xamante ni moom bu duggee ci nopp bi des fois day génn ci nopp bi. mais léegi naa islam sax noonu lay def. mais bu te ñooy wax jigéen ñi ñu ci topp. ci yab gi. ndax boobaa bu demee bay nar ak ñu ne la ñu waxoon ci jumaa ja wala li imaam nga waxoon fii. yaa ngi dégg. yaa ngi dégg waaw faaw mu am. faaw mu am ndaxte gis nga sëy jigéen. bu sësee rek day dem. lu ëpp day tuuru gis nga jigéen moo daa xamuñ ci kaw suuf. mais bu doyalee day dem de. te moom mi nekk ci sëy mi danaa ko laaj de ndax am nga ci ay bagages yoo xam te ni waaw te moom jeune la nag mais li nekk ci moom dafa garaaw de. dëgg la bu développé nga xam ko. moom laa lay expliquer depuis le début. nee naa la xam nga lépp muñ la. dëgg la xam nga ñun ñi nga xam ni yàlla dimbali nañu bi ñu duggee ci sëy. yàgg na. dëgg la am na muñ ci jotoon. yàlla boole ñoo soxla su baax la. macha allah. je ne dis rien de tout. ndeysaan. mais fi ñuy waxee toujours rek. mooy jigéen moom. baasam mooy muñ. ndeysaan. parce que li ngay muñ sa kër gi nga jógee. waaw. soo ko muñee fa ngay sëyee yàlla mën na laa dimbali nga yàgg. waaw parce que divorce dañ ñaan ko dund rafetul. wallaahi. te conséquence du divorce dafa. amul benn intérêt. ci divorce. ndeysaan. kon toog muñ te yàlla tax. xaar fa lépp lu ñëw fekk la fa loolu moo gën a rafet. ndeysaan. ndax jigéen moom lépp lu am rek duñ ne papa ja. duñ ne ndey ja rek la ñuy wax. kon ba tey damay waxaat suñu mbokk parce que ñoom laa faral man jigéen ñi je les aime. kon ñoom tout le temps. nañ fexe ba toujours rek di muñ. lu ñëw rek. jigéen moom ju baax. juy sëy bëgg faa yàgg. da ngay saxoo yu bari yoo xam ne lépp wax nañ. macha allah wallaay. jigéen da ngay saxoo noppi. ndeysaan. toog naa. bul dem. toog naa. parce que tamit boo nangoo sa borom kër nekk sa kilifa rek mën ngaa yàgg fa ngay. wallaahi suñu góor ñi suñu baat rek lañ am. wallaahi waaw góor ñi tamit. cër boobu ñu leen jox. est-ce que ñoom it ràññee nañ ko à sa juste valeur ndax tey tamit góor ndax nekkul di abuser ci maanaam muñ gi jigéen war a muñ. ci tarbiya bi jigéen war a tarbiya est-ce que góor nekkul di ci abuser tamit. waaw xam nga li ngay wax nii. tamit dëgg la du ma ko weddi ndax am na ñoo xam dañuy abuser. ci respect bi leen seen soxna di jox. ndax am na ñoo xam ni na ma yàlla jéggal dañoo nekk doo ko mën a wax sax. waaw day ñaaw. mais daal nit waroo dund maa ko yeyoo. maa ko yeyoo parce que yow ki nga xam ni moo ñëw bàyyi kër ndeyam ak kër baayam. te du sori ñëw toog sa kër. la toggal. la yakkal. di la yaral sa njaboot. di leen yóbbu école di baagante di fóot di raxas loolu mu def ko nekk ci domestique bi. góorgóorlu kooku mënoo koo fay. amul congé. ndax lam la resal yow mënoo koo res. amul congé. balaa nga koo xam rek sa soxna voyagé mbaa mu nekk ci ay situation di nga xam ni kon yow nii kat vraiment. waaye nga xam ne jigéen lay def mënuloo ko sa bopp. kon nag kooku bul ko jàppee esclave. loolu ku xamul adduna moo koy def. moo tax nit da ngay am conscience. nit da ngay respecté sa moroomu nit. ndax yàlla suñu borom yi ñu sàkk sax nee na wala xadd karam naa bànni aadama. kon bànni aadama boobu noonu. lu dul respecté ko rawatina jigéen. ngeen nekk léegi nekkatoo leen benn ñaar benn ngeen. yàlla da leen a boole pour ngeen am ay njaboot. ngeen nekk ay référence. wax dëgg yàlla kooku da nga ko war a respecté. jox ko cër waaw. mais Pape man dafa am lu may laaj. est-ce que jamono jii góor bu ñu toogoon ne ko jigéen wàcc na la yow sa yoon newtu ci jigéen ndax dina am fayday liggéey est-ce que dana am fayday nekk nit am dignité est-ce que loolu nga damay laaj ci loolu est-ce que jigéen nekkul élément moteur bi nga xamante ni mu waral góor di def lépp ci lu baax ak di am ful lay jom. est-ce que loolu jigéen du ci xorom. pour résumer la sa question rek li nga bëgg a laaj mooy
est-ce que sans jigéen fi góor amoon na sens. moo ngoog voilà. kon vraiment. loolu mooy ndax géej gi sax na xorom. foofu Fatou Guewel ak Mbaye Dieye Faye dañuy dugg mooy ci seen diyo bu neex boobu. Fatou Guewel defal benn kii ni ko góor ñee ko yor kii ni waaw kii ni mi ngi noonu kii ni ko ñun ñoo ko yore. macha allah gis nga. boo xoolee sax franchement bu dëgg neexee yàlla jigéen ñëpp wallaay parce que yow. sa rôle yow en tant que góor. ndeysaan dem wuti la. ndeysaan boo xoolee kër yi ñun ñëpp dañoo génn. waaw bàyyi fa suñuy soxla. waaw. kon xale bu jigéen ba nga fa bàyyi sa doom jooju moo koy diri. ndeysaan ba moytu sax jikkoom. moom 100% bi moom lay jël. waaw parce que moom lay nekkal tout le temps. waaw te depuis sa naissance moom moo ko allaité di ko nàmpal ñu koy xool ñuy ànd fu mu jëm ñuy ànd. waaw kon jigéen moom daal. moom li ñu koy digal mooy rek mu baax. jigéen warul def lu baax. les valeurs de la femme dans la société loolu baax moo ca jiitu. macha allah ndax boo baaxee am looy jom. am kersa. am sutura. am dignité. gëm sa bopp am jom. loolu bu nekkee ci jigéen. man gëmuma ni jigéen boobu noonu. am na lu ko war a mën a baare moom ba ëllëg ñu koy def waxal dara lu ñaaw. loolu référence la njabootam lay bàyyi xel. loolu lañ analysé. loolu référence la. li nga ñu baaxee ci sensibilisation bi tey par rapport au thème am na solo lool message bi ngay jàllale rek jigéen ñi ci 8 mars bi nii. waaw 8 mars bi moom. wax dëgg yàlla 8 mars moom loolu lu yàgg la. loolu ça date de longtemps. kon ñun li ñu mën rek mooy wax ci suñu mbokku jigéen ñi ne. nañu góorgóorlu à partir de 8 mars 2021 bii. ñu gëm ni ñoom ci 8 mars 2021 bi ci la ñu war a defaroo ba faaw. ndax jigéen ñi wax dëgg yàlla yàgg nañoo defar. yàgg nañoo baax. mais paaka lu mu ñaw dañ koy daas. kon jigéen ñi message bi may lancé mooy jigéen ñi nañ gën a góorgóorlu. nañ gën a indiwaat seen i jomb. ñun jéem a toog ak seen waajur yi waxtaan ak ñoom ñu wax leen ci démb. jigéen ñi démb ya nañu meloon. jigéen ñu baax ña nañu meloon. roy ci loolu wax dëgg yàlla bu ñu ko defee yàlla dina leen dimbali fii dimbali leen fa lu jëm. waaw am na solo macha allah Pambay la woon ci seen rubrique sensibilisation defe naa li ñu ci baaxee tey par rapport ak thème bi nga xamante ni tey jii moom lañ abordé woon ci 8 mars bi am na solo lool ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. Jabaate. xam naa ne nag dañuy daal di def rek tour de table. xam ngeen ni lu nuyoo rek daal di tàggoo l'émission tire à sa fin. mais gis nga dama naan Mamadou Mbaye Gar mi dama naan hey Mbaye dama naan ci Pape Mbaye mii la waree nag Pape Mbaye mii la waree macha allah ndaxte yëf yi mu indi leer na nañ. macha allah kon di ko sargal bu baax di ko jaajëfal. parce que ñu nag moom a bokk programme bi. bokk plateau bi macha allah ñu ci nekk ak soxna Laat ak soxna Marie mais damay ziar aussi tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi muy Thiès. Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar. commencé nañoo doon ñoo xamante ni des hommes de valeur et de culture. macha allah man dama kontaan sama réew léegi dem naa fi Dakar def fi 6 mois lu ma def ne Thiès ñu ne ma yow da ngaa raciste ma ne leen nit ki kenn mënut a xam sa valeur lu dul sa waa dëkk. donte luñ ma fay ca dëkk jàmbur mënuma am li ma neex ak satisfaction te aussi ma nekk fa nit koo xamante ni célibataire boo xamante ni ànduma ak jigéen am na foofu laa gën a xamee valeur jigéen macha allah rabbi donc tamit damay nuyu sama waa kër ci valeur jigéen googu man dama naan ñetti yaay laa am. ki ma jur ki ma yar ak keneen ki nga xamante ni daa topp ci yar bi. macha allah rabbi mais di ziar samay mag samay rakk samay xarit ñëpp ak ñi may seetaan ñëpp ñi may solal ci kaw ba ci suuf macha allah. Kunta borom Kunta bu nekk Beda Yacine mooy borom daal di rafet yi macha allah ak sama rakk ji nga xamante ni mooy borom fashion gi yayaa suñu caatu kër gi mooy jaar ci chemise yeeg yooyu macha borom café yeeg yooyu man dama ne Thiès may borom. ñoom aafiyam yi nga xamante ni macha allah rabbi buñ jaree ci loolu nag dama naan gaa yi jant ki fii la de. ku ne gisoo ko it yaa xam. waaw di leen jaajëfal soxna Marie. waaw kay jaajëfal nañ ko moom Ali Diabaté amoon lool mbégte nag di ànd ak moom rek ci plateau bi waaw Lat. waaw Marie mi ngi noonu may am rek mbégte ak contentement bu baax di bokk ak yéen plateau bu yàgg bi di wax ne Pambay fu mu génn ndax ñun nooy na am na solo waaye bu ñu nee 8 mars aussi bu ñu toog ba jóg te amuñu suñu quelques yaay yoo xam ne faaw ñu sargal leen ci fu mel ne suñu yaay Xadimaane nekk foofu ci diwaanu Italie nga xamante ne jigéen du jàmbaare la woon mu ëpp si suñuy nopp fees suñuy nopp waaye li ñu naan loo liggéey ci lu baax rek après livre bi ñun njaboot ji dinañ ci
jot waaw ku mel ne tamit suñu yaay Khady Ndiaye nekk foofu ci diwaanu Maris sama yaay Awa nekk foofu ci diwaanu Kër Maam El Hadj naan ko yaay Awa jaaraama suñu yaay Binta Kayar suñu yaay yi nekk foofu yëpp ci diwaanu Kër Maam El Hadj fàttewuñu kenn ma koy wax rek naan ko sama yaay ji ma jur tamit yow Ndiaye Jaata Ndiaye lépp yow la boo mënuma toog di sargal jigéen te duma la sargal nee naa la bët bu baax bu nekk rek ci yow laa ko xoolee royukaay bu nekk ci yow laa ko xoolee nee naa la tamit may dugg ba diwaanu Medina Fall doo bés ko dafa fekk suñu mag Mbène Fall di ko jox tamit lu baree bari nee naa la tamit tey moom kii moo génn ak man fii maa ngi koy yembaay moo génn ak man fii ci Rome nee naa la koo koy gaynde jigéen ñi xam naa ne sax ci moom laa jëlee idole ba tax ma tuddee sama bopp laa Lion kon donc ñu ngi sargal ñëpp rek di sargal aussi suñu caméraman yu ñaawul yi Pape Boub nee naa la suba ba tey mi ngi fi bëgg lu baax yàgg ndiita ñoom ñëpp ñu fi toog ñu ngi leen di sargal bu baax rek di jaajëf naan leen xéwal matinal nee naa leen ku ko tardé dootoo ko defati waaw di ko jaajëfee rek tam sëriñ bu baax bi tamit njëgeen maam Asta Paté yoroo maam Amady Ndiaye bu te Saloum kooku nee naa leen dama ko sañul ñimewu ma ko sama sëriñ bu baax boobu surtout Saloum yooyu njool Fatim toog macha allah loolu defe naa ne am na solo lool mi ngi noonu xéwal matinal la woon ñu di loon woon baaxee plateau bu spécial bi pour 8 mars di leen jaajëfal bu baax a baax rek ma defee ko rek ni ko la dëggeen defee ndax doo lay jël ndox mam bi ba ma taar xalama yow bi nga xamante ne su ma sañee génn dox yëkkati sama bopp wallaay faal ma dëggeen dem ba faal yaaram lépp yow la di jaajëfalaat koo xamante ni sama deuxième yaay la benn faal moom nga xamante ni wax dëgg yàlla ëttu njóobeen def nga fa la nga war a def toogee nga fa la nga war a toogee góor googu jóob rek dañuy ñaan mu xëppee ci aljana yi firdawsi te waxee looloo neex yàlla di jaajëfal képp koo xam ni jigéen nga waaye di la sargal ci 8 mars bi sargal koo xamante ni nag nee naa teraangay àdduna bët te Cheikh Abdou Lahad Mbacké da koo waxoon ne baadoo la weesuwul luñ la defal rek nga yëkkati mbagg xoggali ko ni ko maa ko yeeyoo waaye yow cuur moomu neex a fekk Madinatul Salaam soxna Aïda Saliou cuur moom Serigne Béthio moom Serigne Saliou sa teraanga ci man bërki Dembo Ndiaye dinaa ko woon àdduna yëpp wax dëgg yàlla da nga def loo xam ne dafa rëy ci man du loo xamante ni lu ma war a nëbb la du loo xamante ni wax dëgg yàlla lu ma war a nasaxal la lu ma war a wane àdduna yëpp teg ci bët la muy teraanga joo xam ne nee naa bu ma wës a am sama àdduna rek moo ma ci dàqal muy loo xamante ni wax dëgg fa yàlla sargal la ci man yow sargal nga ma balaa 8 mars kon di la jaajëfal bu baax a baax yow wax rek yàlla nga àggale ak sa sago ku lay xaar yàlla na xaddi jaajëfal ñëpp nag nañu laat rek ci kii bi tamit sponsor yi waaw man sax damay jaajëfal ki nga xamante ni moo ma génn fii Moussa Ka borom Lady Fashion Shop kooku nga xamante ni wax naa la ko dinañ jàllale numéro léegi en bas de l'écran comme ça rek xale bu jigéen bu ci bëgg rek mu habillé la ci lu classe rek nga doxantu ba foofu noonu jaajëfal naa ñëpp daal surtout équipe technique bi nga xam ne dañu nekkoon suñu ginnaaw ñun ngeen di gis nii rek waaye xam leen ne rek bu lépp baaxee rek bu lépp kuule rek moom la waaye jaxate ka ba yéri yow sañu ma gërëm di la bàyyi yow yaay lépp ci man tu es mon naissance di la wax ni sargal nga ma balaa 8 mars yow it maa ngi jaajëfal ñëpp jox leen rek dig dajee demee incha allah rabbi ci beneen plateau matinal xéewal ak ci yeneen thème yeneen waxtaan yu am solo jaa ngeen jëf